ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi sur chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bii. te nag dañuy wax ci benn mbir boo xamante ni ci tànk daganal mbiru borom ñaari tur yi Sénégal la nekk te ñun yëguñ li xew moo tax bi ñu defee woon mbiru vaccin yi ñu wax leen ni bu dëkk bi jaxasoo ba fàtte mbir yi nga xamante ni mi ngi lëmbe Sénégal ndax dëgg la actuellement coowal Sonko ak Adji Sarr moo occupé actualité mais moment boobu nga xamante ni xel yeeg xalaat yépp mi ngi braqué ci dossier boobu noonu. nguuru Sénégal mi ngi tëgg projet boo xamante ni bés bu sottee dëgg la borom ñaari tur yi ñoo ngi teg jéego yu am solo suñu réew mais seen doole de gën a bari rawatina ci instance yi nga xamante ni fa la ñuy nase ko nocc. lii ngeen di gis nii communiqué conseil des ministres bu mercredi 24 février 2021 bi ñu weesu la yàggul semaine passée dong la bu ñu ñëwee ci partie au titre des communications ñu ne ci conseil des ministres boobilee ministre bi ñu dénk wàllum yoon muy Malick Sall def na benn communication ci lu ñuy wooyee partenariat pour un gouvernement ouvert jàpp leen bu baax a baax jàpp leen bu baax expression bi parce que moo nar a nekk suñu waxtaanu tey bi def nañ ci gëstu bu yaatoo yaatu kon jàpp leen partenariat pour un gouvernement ouvert lëkkaloo ngir doxalinu réew bu ubbeeku mais ubbeeku ci lan ubbeeku ak ñan ubbeeku jëm fan lii la ñu fas yéene waxtaanee tey ndax suñu nguur tàmm nañ bu ñuy tëgg seeni projet yu safaan dañuy bàyyi ba benn coow am comme tey coowul Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñëpp intéressé wu ci fekk boobu noonu ñoo ngi nas seeni politique yoo xamante ni dans le long terme yàq suñu askan moo ko tax a jóg. même ñun information bi daf ñu échappé woon daf ñu rëccoon mais chaîne bi léegi dafa toll foo xamante nii du ñun dong ñooy xalaat sujet yi di ko proposer dafa am ay abonnés yoo xamante nii ni ñuy gëstoo ñoom it noonu la ñuy defee seeni gëstu ñoo ngi fépp di topp anam gi ñu yoree réew mi. yenn information yoo xam ni parfois duñ ci bàyyi xel ñoom ñoo ñu koy baaxee ñu gëstu ko xóotal ko yaatal ko ba sénégalais yëpp mën cee jot. bu ñu jëlee projet bi Macky Sall bëgg a taxawal ànd ceeg ministre am bii di Malick Sall muy partenariat pour un gouvernement ouvert en anglais ñu koy wooyee Open Government Partnership benn programme boo xamante nii ñu ngi ko teg depuis 2011 ci initiative Hillary Clinton doonoon secrétaire général Barack Obama moom yaakaar naa ni taxawaayam ci dooleel góor jigéen umpul kenn. d'ailleurs moom Hillary Clinton nee na création wu Open Government Partnership bi nga xamante ni teg na ko muy partenariat pour un gouvernement ouvert mi ngi ko inspiré wu ci beneen organisation bu Barack Obama créé woon muy Open Government Initiative. projet bi niñ ko présenté macha allah dafa mucc ayib parce que dem nañ ci seen site web pour xool lan moo ko tax a jóg dëgg-dëgg mais niñ ko expliqué maanaam liñ lay wan ak li nekk ci biir ak a wuute parce que tubaab yi noonu la ñu yàgg naxee dañuy présenté ay politique yu rafet ci forme mais boo gëstoo li nekk ci biir loxo dar gémmiñ. ñoo ngi ci site bi actuellement lien bi mi ngi ci description vidéo bi nee nañ li tax a jug programme bi maanaam programme bi ministre bi nga xam ni mooy Malick Sall def communication ci conseil des ministres bu 24 février bi weesu te waxuñu ban genre communication la dañu ko nëbb mais ñun dem nañ ci ñi leen imposer genre politique yi site baa nekk nii nee nañ li tax a jug programme bi mooy boole ñëpp ci anam gi réew mi di doxee rax ci dolli yemale dàq lépp luy boddi wante ndax nee nañ bu ñëpp dugalee seen loxo ci doxalinu réew mi rawatina jigéen yi. daañu gën a mën a ñoŋal liggéeyu gouvernement mi teg ci askan wi day mën di caytu yorin wi boole ci di indi xalaatam ak gis-gisam lii moom macha allah amul dara luñ ci mën a wax fexe ba askan wi di mën di caytul boppam yorinu réew mi décision bu baax a baax la mais bu leen ko tàyyi nañu dem gëstu lan moo nekk ci biir bu ñu yem rek ci forme bi nañu dem dans le fond. bu ñu ñëwee ci dëgg-dëgg programme bi nee nañ ouverture gouvernement porox ndollu la ngir teg jéego yu am solo ci yemale góor ak jigéen waaye itam dàq lépp lu mën a gàllankoor askan wi mën a jot ci xibaar yi ñeel doxalinu réew mi wala mën ci dugal loxoom. ñu daal di ñëwaat ne jigéen yi jànq yi ak kuréel yi ñuy woowee LGBTQIA gars yi léegi yamatuñ ci LGBT mais dañ cee dolli leneen mu nekk LGBTQIA maanaam góor jigéen jigéen ak jigéen yi sëy. ñi nga xam ne bu leen neexee sëy góor wala sëy jigéen amuñ choix ça dépend ci seen pulsion ñi nga xam ne dañoo soppi seeni awra ak ñu yor melokaanu góor wala jigéen mais beneen xeetu awra la ñu am ak ñi nga xam ne ñoom nee nañ xamaguñ luñ doon décidé guñ ba xam góor la ñu war a nekk wala jigéen gars yi fii lañ toll léegi ci mbon léegi nee nañ xeetu doomi aadama yi yëpp ci partenariat pour un gouvernement ouvert dañoo war a yem ak kàddu képp ku doxalinu réew mi ñor lii mooy Open Government Partnership bi Macky Sall bëgg dugal Sénégal te sàkku ci Malick Sall di ministère bi ñu dénk wàllum yoon def ci communication ci conseil des ministres bu 24 février bi ñu weesu. ban xeetu communication leeraluñ ko sénégalais yi mais ñun comme ni ñu tàmm di ko defee chaque fois dem nañ gëstu programme boobu noonu mooy lan dans la forme niñ ko présenté mooy fexe ba ku nekk ci askan wi dugal loxoom ci yorinu réew mi muy lu baax a baax mais dans le fond boo demee ba ci biir waxuma la daganal mbiru borom ñaari tur yi
mais dañuy am bar ci fu ñuy nasee ko nocc maanaam dootuñu daw di làqu ñoom ñooy décider à notre place fii la ñu nar a jëm góor jigéen yi dañu teewal conseil des ministres bu dee ni sax conseil des ministres amul déjà ay góor jigéen dañu teewal assemblée di am baat ci biir réew mi fii la Sénégal nar a jëm. léegi lan moo tax ñu bàyyi ba période bii balaa ñuy ñëw ci lan moo tax programme bi amul benn njariñ mais lu tax Macky Sall bàyyi ba instant bii di dooru dugal Sénégal ci partenariat pour un gouvernement ouvert programme boo xam ni existe na depuis 2011. xam nga Donald Trump moom bi mu faloo woon dafa ne réewu Afrique yi jël leen seen destin en main liggéey leen te bàyyi yalwaan biñ ko falee dafa ni moom américains yi ñoo ko ñor moom loolu moo newoon politique am moo tax bi mu waxee woon ni dëkku Afrique yi vous êtes des pays de 3 points de suspension xam ngeen li ñu bëgg a wax ñun métti wuñu woon li tax métti wuñu mooy bukki bu yabee waxambaane ca doxin wala ñun ñoo amul fulaay liggéey lu dul wër di yalwaan léegi moom Donald Trump au lieu que mu nekk di taxawaalu Afrique di ñu imposer ay mbiru góor jigéen comme ni ko Barack Obama doon defee daf ñu ne liggéey leen ñeneen ñi nekk di jooy mel ni bu ñu bàyyee dañuy torox léegi Joe Biden ñëw ñu jubilé Macky Sall moom avant sax ñuy fësal résultat officiel yi la def tweet di féliciter Joe Biden ak yeneen sénégalais yi nga xamante ni ils n'ont rien compris ba ñu jubilé période boobu noonu lañ leen waxoon ni ñoo ngi tàcc suñu musiba ndax waa ji taalibe Dajjal la boo xamante ni li gën a am solo ci politique am moo nekk daganal mbiru góor jigéen pas aux États-Unis seulement mais ci àdduna wërngal këpp bi ñuy wax lii c'était le 9 novembre 2020 am na sax ñu waxoon ni dafa teel dañoo teel a wax nañu bàyyi ba si kanam xool naka lay doxalee parce que ñu bari comprendre ñu ni Joe Biden kuréelu seytaane yi gën a mag ñoo ko ngemboon Donald Trump par force dafa doon abale ndax dernier discours am yi arrangé wu lobby yu mag yi bu defoon recours ba 2022 du toogaan Maison Blanche ndax defetam dañ ko préparé woon il fallait que mu dem Joe Biden installé wu benn ci premier discours am yi mooy partagé woon nañ ko suñu page Facebook. My administration is committed to rebuilding our partnership around the world and re-engaging with international institutions like the African Union. We must all work together to advance our shared vision of a better future of growing trade and investment that advances prosperity for all our nations, a future that advances lives of peace and security for all our citizens, a future committed to investing in our democratic institutions and promoting the human rights of all people, women and girls, LGBTQ and nee na yéene mooy féddaliwaat coloré digganteeg suñu réew yi ñun Afrique rawatina sàmm ak yelleefu jigéen yi ak borom ñaari tur yi maanaam moom daf ñu sax yàpp lii mi ngi ko wax début février ñu yaakaar ni fa la yam quelques jours après mu ne sax léegi dëkk yi nga xamante ni dañuy néewal doole ak fitnaal borom ñaari tur yi daañu rëq seen digg naka lañ leen di sanctionné mooy dootuñu leen dimbali ci wàllum koppar. léegi jogoy moom comme que àddunaam gépp yalwaan la après indépendance la juddu mais gëmul ni Sénégal mën nañ ko defar ak doomi réew mi ak suñuy valeur ak suñuy koom. il fallait que mu woon gars yi ne Sénégal mi ngi ci tànk dooleel borom ñaari tur yi pour bañ a bokk ci sanction wu Joe Biden yi bëgg ci ndimbal yi te tàmbaliwu ko tey Macky Sall depuis ba mu faloo dafa tëgg ay loi teg ay institution ngir dooleel borom ñaari tur yi daañ ci revenir programme de partenariat pour un gouvernement ouvert jeexitalu benn processus bu yàgg la Sénégal mi ngi ci tànk dooleel góor jigéen ak jigéen yi sëy ak yeneen xeetu mbon donc il faut que ñu comprendre lan moo tax a jóg partenariat pour un gouvernement ouvert projet la ngir wan ñi ñuy wooye ay ponkal que Sénégal mi ngi góorgóorlu bu baax a baax ngir respecter droit wu borom ñaari tur yi ndax ba Ismaïla Madior Fall demee woon comité des droits de l'homme bu Nations Unies gars yi posé leen question ne leen fan ngeen toll ci mbiru góor jigéen yi ngir daganal ko seen réew Ismaïla Madior Fall waxul ni Sénégal da koy tere waxul yi itam ni duñ ko mës a nangu suñu réew dafa ni Sénégal terewul mbiru góor jigéen mais aussi pareeguñ ngir dépénaliser ko pareeguñ. Les droits des minorités sont pris en compte dans la Constitution et le Code pénal qui interdisent toute discrimination raciale, ethnique ou religieuse et toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l'État. La loi n'interdit pas la liberté d'orientation sexuelle, mais plutôt les actes contre nature ou impudiques qui, de par leur publicité, s'assimilent à un outrage public à la pudeur. Au demeurant, le Sénégal est un pays tolérant, respectueux des droits humains, mais n'est pas encore prêt à légaliser l'homosexualité. donc ñoom lii moo mës a nekk seen discours mooy non seulement Sénégal aayewul mbiru borom ñaari tur yi mais aussi pareeguñ kañ la Sénégal di pare nag mooy bés bu ñu réussiré ba teg ay institutions yu am doole tëgg ay loi yoo xamante ni lépp li ko tax a jóg mooy sàmm ak aar mbiru góor jigéen yi
te wax naa leen sànq gëni mbir yi tàmbalewul tey Macky Sall dafa falu indi wàllum genre yéen ñëpp xam ngeen luy genre mooy lépp lu ëmb jigéen góor jigéen jigéen ak jigéen yi sëy seen biir ñu dugal ko ci biir ministère de la femme de la famille et de l'enfance lii rek dafa significatif ndax jàpp nañ ni bu fekkee ni dañoo am ministère de la femme de la famille et de l'enfance mais lan la fa genre di wut kon genre bi góor jigéen ko tax a jóg ñu yaakaar ni fa la yem mu voté benn référendum dugal ci nouveau droit maanaam ak yelleef yu bees yoo xamante nii waxul yan droit la ak ñan lañ ko jagleel mais fekk boobu ñoo ngi waajal borom ñaari tur yi jox leen ay doole yu baree bari nga dem ci suñu code de la presse bu bees bi ci fin du mois de janvier bi ñu weesu la Macky Sall signé ñaari décret d'application pour wal leen ni gars yi ñoo ngi accélérer processus bi ngir dooleel borom ñaari tur yi mais ci code de la presse bu bees boobu noonu dañ ne ci article 18 taskatu xibaar bi ak képp kuy liggéey ci média dafa war a respecter bépp waaso wala diine doomi aadama bi rawatina jubluwaayam ci wàllum sëy gis ngeen gars yi ni ñuy cabaxalee mbir yi ci biir loi yi yow doo ci sax rendre compte code de la presse bu bees bi ñu war a appliquer Sénégal décret yi Macky Sall signé na ko ba noppi mbiru góor jigéen yaa ngi ci biir maanaam kenn amul droit ngaañe leen ci biir média yi te dégguñu benn taskatu xibaar wala patron de presse bu jël combat bi mëne ko ne du fi mës a am ñu yaakaar ni fa lay yem moom Macky Sall mu ne yéeyaay dafay tabax benn centre PMA biir hôpital Dalal Jàmm centre boo xamante nii dañ fay defaree doom ci ay laboratoire defoon nañ ci benn vidéo spéciale te waxuñu service boobu noonu ñen ñoo ko financé ak ñen ñoo ko tax a jóg ba tey leeragul tey nag ñu ngi dugal benn programme boo xam ni mooy nekk cerise sur le gâteau maanaam jox borom ñaari tur yi baat ba ñu nekk fi ñuy nasee ko noot ci fii la Sénégal nar a jëm ak Macky Sall. te ñun lan moo tax ànduñ ci programme bii nga xamante nii naxee mbaay la caytu yorinu réew mi taxu koo jóg Sénégal dafa am ay kuréel yu baree bari yoo xamante nii seetlu ak topp yorinu réew mi moo tax ñu samp ko. ñu leen di fay ay millions ki milliards pour ñuy auditer di def ay rapport di caytu marché yi OFNAC IGE ARMP Cour des comptes bu leen doon lim fii la ñuy fanaan këru liggéeyukaay yi sénégalais yi ñoo leen di fay ne leen dee leen ñu gëstul ni ñu yoree réew mi at bu yàlla sàkk ñuy bind ay rapport di jébal Macky Sall ak procureur ngir ñu topp ay ministres ak ay directeurs généraux yi nga xamante nii dañoo luubal ay millions ki milliards mais Macky Sall moo bañ ne du leen topp kon kii bu ñëwee tey indil ñu partenariat pour un gouvernement ouvert naan ñu ceytu doxalinu Sénégal ak jubal moo ko tax a jóg dañ ko naan yow bul ñu fontoo Macky Sall bum ñu yàpp en plus bu weesoo kuréel yi nga xamante ni limal nañ leen ko mais ngir représenter sénégalais yi ci doxalinu réew mi dañ fay teg li ñuy wooyee assemblée nationale. kon li ngeen woon maanaam mooy tas assemblée boobu noonu te xam ne amalul njariñ askan wi ndax bu ñu demee ba daan dañuy teg gouvernement ouvert ngir nee nañ ku nekk ci askan wi di gëstu yorin wi kon li muy signifié mooy assemblée dafa échoué. nañ ko tas xool beneen anam gi ñu tabbee député yi ngir sénégalais yi am de vrais représentants solution bi méttiwul kon nañu bàyyi di nax sénégalais yi ci ay programme partenariat pour un gouvernement ouvert borom ñaari tur yee ko tax a jóg. et puis sax ñun bu ñu bëggee doxal suñu réew soxlawuñ di copier ay modèles yoo xamante nii tëgguñu ko selon suñuy ngëm-ngëm ak suñuy aada. la fois passée bi ñu partagé woon comportement wu yenn député yi kenn ci abonné yi dafa def benn commentaire bu am solo. ne li lépp li ñu ko yóbbee mooy dañoo imposer ay institutions yoo xamante nii méngoowul ak ñun te effectivement wax na dëgg après indépendance dañoo dem copier li xew ci réew tubaab yi teg président boo xamante nii mooy bum di bumi justice ak loi yoo xamante ni tëgguñu ko mu méngoog suñuy ngëm-ngëm tey loi sénégalaise yi tënkul ci diine tënkul ci aada ay loi maçonnique la ñu am enseignement boo xamante nii méngoowul ak suñuy valeur du ñu yar li ñu war a def dëgg-dëgg mooy teg modèle de gouvernance boo xamante ni ñun lay doon mais pas topp tubaab yi nga xamante ni lenn rek mooy seen objectif mooy imposer ñu lépp loo xamante ni xeetu mbon la te bàyyi ko seen réew ñu topp seen ginnaaw rek ak président Ousmane ñàpp bii nga xamante ni amul fulla amul fayda amul personnalité amul caractère lu gaay wax rek mu ne waaw te du ci déggu ak benn sénégalais moo tax comme ni ñu tàmmoo di ko waxee rek xeex Macky Sall ci jaamu yàlla la bokk ndax chaque jour mu wan ñu ne kuréelu seytaane yi la fi nekkal moo tax yàlla sàmm Sénégal kon taxaw seetlu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf